xam nga nga toog ci leen gaaruwaale. xam nga li gën a métti ci àdduna. loo ci wax rek xam da ngay gis ponkalum jëmm am xaalis am tur am lépp ñu ne diwa koy entraîné te fekk moo lay ëpp dara ëpp la xaalis mais yéen dañuy réfléchir. sa xelu Medina bi man ngay waxal de. Paco da nga doon dox si kaw maayanu gars yi nag. non doxuma ci maayanu kenn. dama bëgg non mais non man li ma wax mooy Paco yow yéen ñooñu yaa ngeen doon hangout yaa ngeen doon ànd yaa ngeen doon def seen affaire léegi Paco nan nga mën a toog fii tey den gaaruwaale man loolu laa wax yow yaa leen gaaruwaale non man dama wax directement dama ni booy sincèrement c'est des modèles kenn déggu leen ci dara ci dara am na ñu ñu dégg nag ku gis ni nen a ngi nii booy yi man dégguma benn scandale dégguma leen ci dara. mais loolu la ñu wax ñu ne nag 2002 dafa amoon ay scandale. mais 2002 2001 ba dem 2006 ba 2007 ay toxi duuna donc nga doon dégg chaque jour. ñan la woon. mais parce que xëy na ñoom li ñu amoon dafa ëpp seen dafa ëpp. nga ne li ñu amoon Paco waaw. li ñu amoon xëy na. xam nga booy amoon nañ succès. xam nga ini yóbbu nañ Sénégal fu Sénégal mosut a yegg. xale bu jigéen boo gis mi ne la footballeur laay wër. man footballuma ñoom ñoo doon football. comprendre nga donc dafa am leen loo nga xam ne ñoom dañ koy sant yàlla. ils ont montré le chemin. mais ñii ñëw aussi il faut remarquer une chose seen entraîneur aussi bi ñu am c'est quelqu'un aussi boo nga xam ne il a toujours été dans la rigueur dans la discipline. Aliou Cissé c'est pas un génie comme benn Fadiga wala El Hadj Diouf mais su fekkee rigueur patriotisme gëm boppam yaru mais Aliou Cissé il était ça. voilà rectificatif Salif Diao gagné woon Coupe d'Europe 2005. moo ak Liberté. non il a pas non dafa nekkoon Liverpool. parce que temps yii ñoo dëkkoon Liverpool attends gagné wu ko. parce que dañ ko prêté gagné wu ko de. mais si équipe bi la bokkoon. Liverpool la bokk non parce que dañ ko prêté woon suñ la prêté on peut pas dafa mel ni tey Ben Arfa Paris Saint-Germain tegu ko ci benn match donc il n'est pas champion ni rien. ah si joué na ay match. non joué benn match Ben Arfa il n'a joué aucun match Salif Diao on habitait ensemble man Salif Diao El Hadj ñoo dëkkoon Liverpool. benn gaale bi. non pas ku ci nekk ak sa gaale. est-ce que je veux te dire que Paco Dieu est grand mais il n'est pas petit. nekk man. aywa Bijou am na loo si bëgg wax. man kay li ma ciy wax mooy Paco la rek moo leen doon romb. aywa ay surtout. bon li ma ciy wax mooy j'espère que dinañu kii waat loo dund loo waat. il faut pas rêver mënuñu gagner coupe du monde. waaw bon waaw je sais mais ñaan yàlla rek. lu tax non mais yaa wax léegi mais football dafa implacable keroog dañ ma déglu kii Habib Beye bi Marseille di jouer ak Atlético de Madrid. finale coupe d'Europe. dëgg la Romain Domenech génn daf benn sortie. oui mais Habib Beye dafa ni Marseille a zéro chance de gagner la coupe d'Europe parce que Atlético de Madrid. non Domenech yemuñu daal Domenech. mais non kii wax na ko ci plateau Canal aussi. ma déglu ko kii Habib Beye que Marseille amuñu benn chance pour parce que ñoom ak tey Marseille bu demoon championnat d'Europe. championnat d'Espagne. peut-être ay deuxième partie tableau lay nekk. mais nag le football bul wax loolu parce que tey gis nga. Argentine Messi bi. Argentine Messi bi sans Messi. Nigéria dóor na ko 4. attention. France bi ko Sénégal di dóor y avait ay Thierry Henry Trezeguet. Djibril Cissé Patrick Vieira. il y avait pas Zidane. il y avait pas Zidane. mais ñun tamit on avait non. kan la ñu am. El Hadj Diouf. par rapport ak les joueurs français. waaw El Hadj Diouf je suis désolé. c'est mon ami c'est mon frère mais par rapport ay Thierry Henry. waaw ay Trezeguet Djibril Cissé. yow Thierry nga njëkk a wax. mais El Hadj boobu mi ngi doon soog a ñëw. El Hadj mi ngi soog a ñëw. waaw moo leen gënoon frais. moom ànd temps yooyu moo leen mënoon. yow tamit moom Thierry ànd na doon dëkk roof sax avant El Hadj da nga fàttali. ñoom professeur nañ continuer. j'espère que dinañu dundaloo li nga xamante ne ñamoon nañ ko dund 2002 ñu nekkoon ay xale yu tuuti macha allah j'espère que ñi nga xamante ne ñooy jaay gadget yi. drapeau Sénégal ak ñoom seen dinañ ci gis seen wàll ren. aywa Khadija am na loo si wax. waaw man li may wax rek mooy comme ni ko président waxee rek on a espoir xëy na peut-être nit ñi ñu ngi naan amuñu chance remporter la coupe du monde mais on a espoir quand même que xëy na li ñu dundoon 2002 duñ ko dund mais dinañ dugg ferveur bi tamit. comme ni ko mën nañ ko waxee mën nañ dem ba quart de finale. Inchallah c'est tout ce qu'on espère. mën nañ dem ba finale sax pas vrai. remporter coupe bi pourquoi pas comme ni ko Bijou waxee xëy na xamuñu leen bu baax communication bi des na mais xëy na fii ak ba coupe du monde bi di tàmbali
coupe du monde bi tàmbali booy Paco. ils ont du potentiel. sincèrement potentiel moom am nañ ko ay sotu def de. aywa Paco déglu Khadija. fii ak coupe du monde bi di tàmbali nit ñi gën a mën a sóobu ci ambiance bi voilà gën a mën a sóobu ci ambiance bi pour peut-être ñu xamaleeg nit ñi. ak Khadija boobu nag c'est trop tard parce que am na yoo xam ni moom boo ko saxalul depuis au moins ay 2-3 ans pour mu jàpp léegi day metti. Astou Dione am nga loo si bëgg wax. waaw xanaa di wax que ni ñoom actuellement ils sont dans l'obligation de bien jouer et de jouer également comme des soldats puisque président d'ailleurs dafa sax employé devise armée on nous tue mais on ne nous déshonore pas. Donc je pense que la balle est dans le est-ce que président warul woon jël devise sapeur pompier yi. gagné ou périr. man en fait li ma si wax mooy que ne ñett yëpp am solo muy terrain bi am na solo vestiaire bi am na solo gradin yi am na solo te benn bu ci nekk rek kenn ku ci nekk na assumer responsabilité lim ci war a def mu def ko ci comme ça du ñu am benn surprise boo xamante ni dina mën a saper le moral des troupes. loolu am na solo mais Philippe Doucet keroog dafay wax naan bon bu ñu nax suñu bopp en Afrique fu mu toll nii y a pas de grande équipe. Il y a de grandes individualités gars. très fortes tu vois tey mënoo wax football mondial sans nga tudd ay africains ay ñoom Sadio Mané. Mohamed Salah par exemple def jaloore boo xam ne kenn mësu ko def. mais en termes d'équipe ñun tolluwuñu foofu bon beneen paramètre bi mooy ñoom Aliou Cissé yi dañu am liggéey bu metti daal. parce que da ngay jël ay professionnels yoo xam ne ñu nga fële seen ay équipe nga dajale leen 3 semaines pour defar équipe. pour dem jouer ay coupe du monde jouer ay compétition loolu c'est très très compliqué à gérer et puis bon joueurs yi nag ñoom ñëpp dañ koy wax c'est un rêve d'enfant pour un footballeur nga dem coupe du monde vraiment ñoom ñëpp dañ leen di jàppale bon man nag xam nga foofu dama fa am samay wóllëre bon Diafra xam moom sama mbokku saraxole la vraiment Diafra krala moo xaw ñàkk amoon na quand même benn affaire bu ma xaw a jaaxal joueurs yi la moo tax seen club ci la ñuy gën a wane seen ay performances que. waaw papa mën na si tontu loolu. xam nga man mënuma d'accord am na ñu naan mystique la mënuma d'accord sur sa question boobu. xam nga lu tax. parce que sooy xool li Aliou Cissé def amul équipe bu ko def ci qualification mondiale yi. loolu dëgg la kenn gagné wu ko. loolu dëgg la te defe naa benn but la encaissé xaw ma ñaar. c'est-à-dire nga nekk pay duma ñëpp match nul benn match nul non mais attends. ça c'est même ñoom génération El Hadj Diouf bi dafa ñu ko amoon nañ défaite. dëgg la c'est-à-dire dafa am benn affaire boo nga xam man gaw ma ko. xon ci nawetaan la am. mais football mondial. amul xon. parce que foofu ay Messi nee na mystique bi nañ ci jàpp. président loolu la wax tey. loolu da doon malade waa Casamance. nee na waa Casamance nee na waa Casamance à la Fatick président waru ko tudd waru ko génne si la président affaire xel affaire performance dañu war a. Pago vraiment président dañ la ñaan boo demee nga ni ko bu mu génneeti si gémmiñam wax mystique monsieur le président de la république ñu ngi lay ñaan waxu mystique nga bañ ko génneeti sa gémmiñ parce que ñun fu mu toll dañu toll foo xam li ñu soxla mooy ku ñu tàggat ci xel ku ñu tàggat ci xalaat ku ñu tàggat ci innovation ku ñu tàggat ci vraiment joŋante ak ñi gën parce que Allemagne yi ñoom defuñu ay xon yooyu dañuy ñëw indi football bu wér pour avancer Pago kii moo ni xon Astou moo ni xon non c'est parce que en fait c'est une question qui revient toujours personnellement même boo ko gëmul c'est quelque chose qui revient toujours parce que xam naa footballu haut niveau am na ay xarit yoo nga xam ni c'est des sommités mondiales du football de haut niveau donc man personnellement ñoom Drogba ñoom Anelka ñu ñëpp say man El Hadj Diouf personnellement mosuma ko gis sincèrement dëkk nañu de Lens jusqu'à Liverpool après Bolton mais El Hadj Diouf mosuma ko gis mu takk téere billah non dafa am talent c'est ça dafa am talent absolument mosuma ko gis mu takk ku ma ni Neymar day takk téere ñu ne ma jaaxal du ko ku ma ni Messi day takk téere ñu ne ma jaaxal te pourtant Cristiano Ronaldo xeetu but bu nekk lay dugal waaw donc gaw ma loolu suñu nawetaan yi nag am na parce que Afrique est-ce que du ko sangoo fii moom dana amul fenn loolu bu amee nawetaan mën a am tamit coupe du monde ak coupe d'Europe mais affaire u xon yooyu ñun yooyu il faut ñu dépasser ko il faut ñu génn si yooyu ñu jël tey miser si ay petites catégories miser si ay infrastructures miser si management tu vois vraiment génn si ay niveau avoir une bonne fédération waaw mais loolu mooy management mooy gestion
fekkee manager yi baaxuñu affaire bi moom mënta dem fenn Bachir. football bi bëgg nga si wax dara. waaw xanaa ñaanal sunu gaynde yi. ñu sori ci compétition bi. parce que il faut être réaliste et raisonnable. tey jii nii bon. gagner coupe du monde man xalaatuma ko. parce que ni ñu koy waxee am nañ ay joueurs yoo xam ne ils ont du potentiel. mais favoris yi moom dañ leen di tudd. te généralement favoris yi du weesu ñooñu. du weesu Allemagne bu ñuy tudd du weesu Argentine du weesu Brésil. waaw du weesu. Espagne waaw fu mu toll nii ñeent yooyu mooy les favoris quand même. après mu am ay outsiders yoo xam ne mën nañ ci tudd ay France. tudd si ay même Croatie bii ñu bokkal. Uruguay ak yeneen waaye daal dañ leen di ñaanal ñu sori ci compétition bi. dañ leen di ñaanal ñu génn premier tour parce que pour man. coach Aliou Cissé ak joueurs yi bu ñu weesoo premier tour bi rek. ils ont rempli leur mission. après bu boobaa nag. lu waa ji waxoon rek bu fi yemoon sax mu neex te fu mu mënti yem rek ñu sante ko yàlla. Paco da ngay dem Russie. waaw incha allah bëgg naa. ok Gelongal lan nga yow di ngeen football foofu fu tànk. waaw ñun football Moussa Sow si seen commune la bokk. ah loolu dëgg la ñoo bokk commune waaw Agnam la. Moussa ma nga fële Turquie di. voilà bul fàtte loolu. te si kii bi la bokk si équipe bi la. te moom day organiser tournoi football. waaw man je suis un président de l'ASC aussi. mais amu leen foofu stade boo xam ni jàppandi na mën nañu fa jouer ay compétition internationale. non amuñu stade. Fuuta lëmm amul stade bu baax amul stade amul loolu tamit Paco tamit gàcce la si yéen tam Fuuta. Paco wax si yow tamit. professeur loolu laa doon wax léegi. waaw Matar Ba Fuutanke la. mais Moussa Sow lan la fa def moom Moussa lu mu def. non Moussa Sow wax dëgg yàlla moom mu ngi def. lu mu def deful foofu benn mu ngi jàppale kii bu ñu jàppale. si naka non mu ngi sarax quoi. sarax mu ngi def si juma non mu ngi def si jàkka yi. man loolu laa gis non Moussa Sow tey. non gisuma mu investir fu dara. parce que Moussa Sow. Moussa Sow man mënu ma ko wax dara quoi. comprendre war ndax def nag li may wax nii moom ci la bokk. waaw Fouta moo ko jur dafa war a def foofu. président sax mais gis naa nag chaque mois chaque année. muy jëm muy def si dugg si. mais loolu xam nga ñoom ay jàkk loolu rek laa gis. non naa la wax dara. yow yéen ñu ngi leen di sërëm. mais sarax kay dara la sarax. non ñoom social. non xam nga ñoom. Gelongal nañ dégloonte xale yooyu. ñu koy ñaanal. xale yooyu Paco yow xam nga si dara. xaalis bu weex taal lañ leen di fay. seen asaka lañ leen di yónnee de. seen. mënu ko gëm. dafa am mënoo ko gëm. non sax li muy wax li ngay wax dëgg la. ah mais loolu seen asaka ñoom ay 100 000 euros par semaine. waaw ñoom ay 300 000 euros par semaine. mais ku ci mel ni Sadio Mané par exemple tey gis nañ ni jël na 150 millions maye ko Sédhiou ñu tabax ci benn école. xam nga tey par exemple li mu def noonu su ko booy footballeur yëpp def loolu lu am solo gis naa muy may ay keroog maa ngi ko koy wax et puis ñoom footballeurs yi nañuy génnee asaka ñoom ñu si bëri xam nga da ngay nekk ndaw yooyu nga bañ koo comprendre mais yooyu lu am solo la parce que genre xaalis yooyu soo koy am da ngay dañ siy génne asaka parce que seytaane sorewul genre xaalis yooyu. non footballeur moom soit da ngay jël sa xaalis investir ko soit sa xaalis nga noosee ko mu jeex. bu dee si basket la moom on a góor footballeur pour mu ñàkk c'est la voie la plus rapide pour mu ñàkk. parce que bi ñu lay joxee xaalis par semaine di la ko fay ay 100 millions. par semaine nga ni ko tef parce que diamant bi ngay jënd montre bi ngay jënd Lamborghini bi ngay dawal. c'est da ngay am benn niveau de vie boo nga xam ne. taxe yi ñu lay teg impôt bi. voilà xoolal xaalis bi nii lay def. gis nañ keroog Pape Ndiaye soirée mu ne moom déclaré na fay. carrément te pourtant chaque semaine et puis il a un très bon salaire. Absolument. mais niveau de vie bi ñuy nekk da ngay gis footballeur bu dëkk ci kër goo nga xam ni da ngay fay 30 wala 25 000 euros par mois. ils sont obligés. mais seen niveau de vie la Aïssatou niveau de vie la ñoom mënuñu dawal ay comme ñun te keroog maa ngi xool benn étude bu ñu def ne Premier League par exemple ñoom fi mu toll nii mooy championnat bi gën a taxaw si wàllum xaalis ñi ñuy fay mais boo jëlee 5 joueurs yu ne 3 yi la ñuy mujj fay. mais c'est vrai mais xoolal ñun bi ñu nekkee xoolal tey ñoom Gascogne. xoolal bi ñu nekkee Liverpool Clochard. bi ñu nekkee Liverpool Djibril Cissé. ventilo la doon dawal. chaque 1 mois 2 mois mu changé oto El Hadj Diouf di dawal oto buy jar 350 millions. am benn façon xeetu oto bu ne. ay customisé lu ne mais c'est-à-dire dañ lay pousser. ngay jaay sax mais dañ booy da ngay gis ñu takk ay montre 200 millions. loolu est-ce que du état d'esprit aussi. mais si état d'esprit footballeur yu bëri dañuy dem à la faillite. dëgg la xoolal balaa ñuy pare football
dañuy comme après di jaay seen i ay biens. soo amul nag ñu lay conseiller. waaw ngay jënd ay kër di investir comme genre Henri Camara gi. nga xam ne moom doxul woon ci ay taaxaan ak i tappale. moo tax tey yaru gourmet bi la. yaru gourmet bi Sadio la Mané aussi il est comme ça professeur Sadio Mané. doo dox Dakar bañ ne lii Sadio Mané moo ko wala romb bu amee oto bu rafet sax ca dëkk ba la koy yemale. est-ce que. non c'est système la aussi tubaab yi aussi niveau loolu waaw. état bi mécanisme pour nga delloowaat ko. Ronaldinho looloo ko dal mu dem en banqueroute. Ronaldinho gars yi dañ koy nëbb man loolu Anelka moo ma ko nettali. bu ñu doon wóor sax di def ay exhibition ñu koy fay ay 500,000 euros pour te dire. xam nga niveau de vie bi ñuy nekk la ay jet privé. ay xam nga niveau de vie bi ñuy nekk. Paco ba loolu dalul sa copain. mais li Khadija doon wax léegi góor gi si Dieng. modèle la ci aspect boobu ci côté boobu. waxuma la Kébémer mais fii gis nga hôpitaux yi gis nga. mais léeg-léeg loolu Paco. dafa am solo daal li nga wax ci Henri Camara xam nga am na yar boo xam ne léeg-léeg bu jiitoo ci yow yenn yi su ñëwee li nga ko mën a amortir du la dofloo quoi par exemple ku mel ni Ngolo Kanté vraiment moom doo déggoo ko ci Massamba Fiat Uno lay dawal dégg nga loolu Fiat Uno très sobre vraiment jàpp ñàmburam Mercedes bi mu ko amee mooy daaw bi ñu gagné championnat bi seen président may leen kenn ku nekk benn Mercedes équipe bi yëpp si lay soog am Mercedes mi moom ay Fiat Uno lay dawal te pourtant booy yu bees yi dafa mel ni ñoom tamit ay Cheikhou Karambo ñoom ñëpp booy yu mag lañ ay ñoom Baye Oumar Niass xam nga ñoom dañ jaar daara moo tax di voilà dañ jaar daara am na ñoo nga xam ne waaw parce que footballeur buy am xaalis il faut nga génn France waaw parce que il faut nga génn France. parce que même ñoom El Hadj Diouf bi ñu nekkee Lens. ay Pape Bouba Diop affaire amuñu woon dara. dama lay wax. El Hadj Diouf bi mu demee Angleterre Liverpool. fa la commencé nag xam luy xaalis. pour te dire. te la plupart ñi nekk en Angleterre par exemple tey sooy xool ay boy Sadio Mané il a de l'argent c'est le footballeur le mieux payé. de tous les footballeurs sénégalais. sa boy boobu Diafra Sakho amoon na xaalis. parce qu'il était en Angleterre. keneen ki Cheikhou Kouyaté il a un très bon salaire Gana Gueye du yàq kooku dañ ko yar. waaw dañ ko yar booy boobu doo ko dégg ci ay futilité. non mais mooy li ñuy wax rek yar moom bu jiitoo si yow. maanaam kenn du la mën a këf. kenn du mën a këpp tënk. xoolal góor gi si Dieng. vraiment gis nga parce que dafa am ligne de conduite boo xam ne si ngay taxaw te amul dara loo xam ni mën na la këf moo tax waajur. amul lu gën a seer lu mu mën a jox doomam lu ëpp yar bu baax parce que sa doom léeg-léeg soo ko joxee yar bu baax après fu mu dem rek mën na faa kii dañuy jeexal tey Aïssatou doo jeexal di jaajëfal ñi toogoon ni ñu seetaan 22h ba tey di jaajëfal ñi nga xamante dañoo ñëw wuy suñu invitation parce que c'est pas facile nga woor ba ngoon jot ngay déplacé wu est-ce que di leen jox dig daje suba incha allah Paco moo la waaw damay félicité ñëpp ñu fi toogoon di la wax ni bisu sonoon na ma trop na gaaw a dem. ñu ngi triste yow tamit nag. bisu dafa ma sonal sama xel sama dëggu bopp. yaa ngi bokk tiim nag. waaw dëgg la nag ñoo bokk mafia. di nga ma namm de. xam nga bon di ñaanal Lions yi surtout. macha allah ni leen football ñaari mbir la. ñafe am wala nga bañ a ñafe perte. ñun wóolu nañ leen même man su ma wóoluwul fédération bi mais man gëm naa booy te gëm naa ne suñu taxawee dëggal seen bopp lu ñu bëgg da nga koy am maa ngi nuyu ñëpp macha allah ni que ne ñëpp góorgóorlu Sénégal ñoo ko bokk ñëpp bokk nday bokk bàyyi ñu jàpp rek tous parce que Paco li nga dafa am solo même championnat Angleterre ñoom équipe bi mun nañ ko dóor 4-0 spectateurs yëpp di tàccu équipe bi parce que gis nañ ni jour boobu ils ont mouillé le maillot tappalewu ñu vraiment joxe nañ li ñu mënoon yëpp donc ñun laajuñu leneen daal aywa Bijou waaw professeur man du ma def lu dul Karajo xam naa partie bii moom da ngay koy bàyyil waa États-Unis rek ñoom ñu daal di koy use comme Paco nee na mi ngi may ñaanal ma dem xam naa ni suba incha allah ci laay tàggatoog waa Tutela di wax waa États-Unis rek que confrontation mi ngi ñëw foofu gars yi ñu tourné yeneen émission ñoom kilifa ku ci mel ni Babacar Diagne ak ñoom ñëpp ñu ngi ñuy xaar foofu pour ñu fas yéene tourné ak ñoom di leen wax ni que dañ koy àndandoo ak Sankara Mbaye ñoom annonceurs yi ak képp ku ci mënti nekk foofu soo amee lépp looy wan na nga contacter Sankara xam ne 2STV yi mi ngi ñëw foofu ànd ko ak Bijou Ngoné professeur du yomb de
aywa Khadija. professeur maa ngi lay remercier suñu invité di remercier ñi ñu doon seetaan di remercier ki nga xam ne moom moo habillé tey di Fatou maison tudd Toupen elle est joignable au 77 733 43 22 maa ngi koy jaajëfal bu baax. PDF di la béggee bu baax encore une fois di sant aussi ñi nga xamante ni ñoo ñëwoon bokk ak ñun plateau bi ak ñi ñu ko bokkal. donc di wax ne ñi nga xamante ni ñoom la yàlla dénk action publique tey ñu gën a góorgóorlu. Sénégalais yi jafewuñ li benn waaye doon wax naan fii rek ngay ñëw fekk dëkk bu tudd xaar yàlla. dëgg la kon gore jafewuñ quoi. gore na gars yi góorgóorlu tuuti rek. gore ngor. yooyu yëpp fii la. voilà ak jàmm gën. Assa Dione. Tounkara maa ngi remercier téléspectateurs yi ñu doon ñu seetaan depuis tout à l'heure depuis 22h ba tey. alors di leen jox rendez-vous personnellement mardi. incha allah aywa Bachir la jàmm. waaw jeexale nuyu ñëpp gërëmaat ñëpp di leen wax ni collectif bii nii ñu taxawal ni ñu ko waxee mbirum sénégalais yi la. am na ay action yu bëri yoo xam ne ñu ngi koy def pour que mbir yi leer ñu ngi koy def yeneen i action yoo xam ne dinañ ci jóg pour que sénégalais yi gën a xam lan mooy seen moomeel ci mbir mi di ñaan yàlla tamit suñu autorités yi ñu déglu collectif bi ba xam ne lu ñu bëgg jafewut ndaxte contrat boo mën ci signé rek war nga ko mën a teg ci table bi te contrat boo ko tegee ci table ku si nekk am na xelam pour jàngal ko boppam te contrat bi soo ko bañee génne rek mooy am na lu si lëndëm waaw aywa gelongal d'abord damay question bi nga laajoon sa équipe bi dama doon commencé wax rek ñeen nangu wax bi yëpp ngeen yóbbu waaw am nga ful la maa ngi ñaanal Lions yi yëpp maa ngi ñaanal Lions yi di wax voyante yi si la ñuy wax Sénégal day gagné tey day perdre suuf ñoo ñëpp nañ nëppi comprendre nañu xaar jour ba rek bu ñu gagné bu ñu gagné ñu dem fête mais laajuñu kenn mu wax si match yi ku mun dara na toog ci néegam ñaan ñëpp nañu booloo nekk benn bu ñu nekkee benn rek mun nañu gagné coupe bi comprendre leneen li may wax tamit maa ngi nuyu ñëpp nuyu waa Fouta nuyu suñu militants yëpp maa ngi ñaanal encore Cheikh Oumar Thierno Bachir Muntaga Daha El Hadj Oumar Foutiou aywa maa ngi ñaanal Thierno Bachir tamit aywa delloo njukkal suñu ay technicien li ngeen di gis nii léeg-léeg ñun da ngeen ñuy gis nii rek mais ñi ne ci gannaaw ñi fi newoon avant ñi préparer émission bi ak ñi koy amal ñoo ñëpp delloo leen njukkal suñu ñawkat di Amara fii ci waagu ñaay de xale bu am jom. tey moom la ñëwoon dafa rafet. booy defar lii suñu ay téléspectateurs nag ñoom amuñu seen fay. suñu borom rek moom moo am seen fay. ñi nga xam ne léegi dañuy ne fu sori dañuy nekk tugal mu am ay décalage horaire mais mu guddi lool ñu toog di ñu bàyyi xel ñooñu. yàlla rek la ñuy ñaan mu fay leen gën di fay ba pare diggaat leen daje ëllëg bu soobee yàlla mooy bés bi nga xam ne Bijou Ngoné si lay mujjee fii ci tuute laa ñu ngi commencé bul jooy Aïssatou bul jooy. waxal waa États-Unis tamit ñu ngi ñëw foofu. aywa waa États-Unis Sankara Mbaye moo ñu fa nekkal. aywa mooy fan nga jëm ci États-Unis. dinañ dem Atlanta dinañ dem Washington ak fi nga xamante ne moom mooy New York. yaa ngi dem nag sama dëkk nag. waaw Atlanta Georgia waa Atlanta Georgia yëpp sama mbokk yi foofu ñoom Seydou Bokum ñoom Karim Kane di ko jaale sunu mag ndeysaan bu génn àdduna yàlla na suñu borom xaare àjjana. Moustapha Kane lakk leen ne leen maa ngi ñëw. aywa guys Bijou's in the house pretty soon you guys just make sure that the red carpet and everything ready. ba suba incha allah wasalaam. xam ngeen quoi tapis rouge gars yi.